mbokk déglukat yi dal leen jàmm ci seen jotaay ECODEV ñu am mbégte nag di fi jukki secteur boo xam ne bariwul lu mu fi jaar waaye nag secteur bu am doole la ci économie réew mi maa ngi wax sax naan waaw ñun lu tax du ñuy faral di wax lu bari ci ñi féetewoo géej gi pourtant suñuy voisin lañu fii ci corniche bi waa Soumbédioune yi léeg-léeg bu seen jàmbat jógee nag ñu fekki leen ñu fiy dalal tey kenn ci ñoom koo xam ne nii wax dëgg fa yàlla yeeyoo na waxal napp gi. Honorable conseiller Mamadou Diop Thioune membre au conseil des collectivités territoriales maa ngi lay nuyu di la dalal ci jotaay ECODEV bismillah. maa ngi lay fay di nuyu Sénégal gépp di nuyu ama auditeurs yi nga xam ne yàlla def na ñoom dañoo jokkoo ak ECODEV. mu di waxtaani jamono boolele ci ndaje moo xamante ni président de la République moo ko sàkku. muy dialogue national. bi nga xam ne dañoo ne secteur bu mu mën di doon ci biir réew mi nañ ko ci boole. ñu dénk la wàll woowu nga fay waxal HCCT waaye di waxal. mbooleem acteurs yi napp gi nag est-ce que jàpp nga ni patamee ko ci ay ministères ndax soppeeku na fi ay yoon bu mujj bi Aminata Mbengue Ndiaye la gis nga ko dem na HCCT dénkaane na leen bu dul woon moom Omar Gueye fa nekkoon ak yeneen est-ce que loolu jàpp ngeen ni sofantal la wala yéen a ngi seen bopp ci politique bi nga xam ne état mu ngi koy doxal ak napp gi. waa di rafetlu toogaay bi. wax ne question bi nga wax dafa am solo te dafa mel ni sax boo koy wax da ngay yeddaat borom xam-xam yi nga xam ne lu toll ni pêche ci ndigal bi gën a jekk bu demee ci grande démocratie yi pêche dañ koy boole ji mu nekk sous secteur halieutique bu jegee sous secteur agricole wa jegee sous secteur faunique ñu di ko wax agriculture grand A parce que ma technicien de pêche boobu nga gis ak technicien agricole boobu ak élève ñoo bokk école bu ñu génnee. donc bu nee ne agriculture grand âge ci nañuy définir politique bi si nañ koy yokkee du ministre bay jege donte bokk ca xeet wa moo koy yokkal déedéet grande démocratie ne ne ministère technique yu mel ni pêche élevage agriculture ñaare bu ñu falul ministre ba ca biir kër ga bu ñëwee nañ jël waa kër ga wodde ko mu mën ko jógal ca la nga xam ne mooy politique sectorielle am interdépendance bi daal di feeñ ca béy ba càmm ga ak napp ga lu tax ma wax la loolu mooy que Sénégal day wane li mu yor di ko doxale ci biir dëkkam ci na mu mel waaye Sénégal dafa bokk ci kuréel yu mel ni ay IMOA waxtu may wax ak yow texte communautaire bu IMOA mu ngay harmoniser sous secteur agricole faunique halieutique pastoral war ko dugal ci juróom ñi ci dëkk yi mu mel ni tey ngoon bu ñuy wax dañuy wax waa kër ga bu duggee ci kër gi nga xam kan moo nekk waa kër ci biir kër gi ngoon pes këram agriculture grand A la donc politique bi nga xam ne définir nañu ko naam bu ñu ko définiree jamono mën na ko dab ci soppite tey mën nga définir politique de la pêche lettre sectorielle politique bi am dimension exploitation pêche war na xaaweeku dem harmoniser wu ak dimension écologique ba ak environnementale sur l'exploration et l'exploitation du pétrole parce que ku ne pétrole ne offshore rek xam ne yaa ngi wax océan. donc est-ce que cohabitation pêche ak pétrole mën na nekk ay questions yu ñëw la. mais coppite yi am ni kooku ci état bu koy def ñun acteurs yi nañu fexe ne ñun fa ñu bokk muy li nga xam ne mooy suñu contribution ci développement bi li ñuy subir du ñu nangu maanaam top down dañuy wax léegi co-gestion moo tax jël mesure de gestion yi am dëpp ko boo ko seetloo de 1970 1960 ba 2000 li fi amoon yëpp kaw lay jóge kaw mais dañ ko dëppar ñi léegi gannaaw ba ñu defee les gouvernements locaux du littoral muy les conseils locaux de pêche soo demee en Europe mooy les conseils du prud'homme ñooñu tey définir nañu benn co-gestion boo xam ne ressource bi tey kenn du war a tëb di ko joxe ci waxuñ ci mota cool yi bari saa yoo joxee loolu joxe ñu ne du fi am. mais Alaaji dinañ ñëwaat léegi parce que c'est important li ngay wax mais est-ce que loolu du gis-gisu démb maanaam gis-gis bi nga xam ne ñun moom la ñu amoon ci cosaan parce que dëgg la Sénégal sàmm gi mbay mi. napp gi ñoo daan mës di ànd mais tey da ngay gis ni napp pêche dañu ko gën a jagleel économie maritime sax la ñuy wax fa la ñu koy gën a boole est-ce que gis-gis boobu gën a la méngoo ak jamono. méngoo nag jamono parce que bu ñu nekkee pêche de subsistance dem ba indi pêche commerciale nañ jàpp xel ne fa ñuy làng dafay sori waaye profit yi warul gën sunu dund ñu sàmm ko ngir tey sàmm ko ngir ëllëg dañ ko fiy bàyyi waaye ñeneen a ko moom. mais moo la taf-tafalee ne napp ga est-ce que bu lii ñëwee dana ko suuxal wala du ko suuxal
am na jumtukaay ak matukaay yi ñu war a teel a jël war ko dëppar ñu teg ko ca boor ba pour que bu nii naree yàqu léegi di ko defar xam nga tey ku ne napp gi ne pétrole xam nga ne fa nga daan napp day wàññeeku zone de pêche yëpp day wàññeeku parce que zone de démarcation d'exploitation yi nga xam ne ak zone de prudence yi nga xam ne pêche bi daf koy soralee ak napp gi ak pétrole bi dana tax yow fa nga daan napp doo fa dem tey ñu ngi wax pétrole offshore wax ne Rufisque offshore maanaam pétrole biir géej. waaw maanaam biir géej gi lañ koy jëli. bu ñu ne la ñun xam nañ ne mu nga ca kasaw 117 kilomètres yi 3002 mètres nga fay fekk pour jëli ci pétrole loolu bu si jeexee koo jëm ci kaw point de pêche yi fi amoon yëpp ci zone presque plus de 50 points de pêche yi. fii ba konk yëpp ay da ngay xaaweeku. am na Rufisque offshore am na ay Kayar si offshore ñun la ñun waa Tëngéej Rufisque offshore. mais ñun waa Tëngéej Rufisque offshore ni ñu koy dégg nii mooy que Tëngéej war na jógaat fagaru takku parce que Rufisque offshore boobu Tëngéej mën na ko def ci ñaari cas mooy étude d'impact environnemental bi am. méngawul ak enquête bi ñu doon xaar pour mën a xam ndax Tëngéej indemnité communautaire sociale ba dina ko jot wala du ko jot mu mel ni ngoon Tëngéej war nag yuuxu goo xam ne nekk béy ñu bañ ko rey ci suufu lal bi pour que Tëngéej li mu moom bokk moom ko moom moo koy jël waaye li mu bokk ak Sénégal nañ ci ko sédd mais li mu moom nañ ko wax mu wax ko parce que dañ am kilifa. mais est-ce que affaire yi dafa war a yem parce que indemnité soo ko déggee mooy ndàmpaay lu ñu. non maa ngi ci contenu local. ah ci contenu d'accord. ville de Tëngéej day nekk ville boo xam ne day bénéficier contenu local. Tëngéej mooy nekk la ville industrielle bi nga xamee tey fa la nit ñi seetoon ndax pétrole am na njëriñ wala amul njëriñ ndax pétrole dana jëriñ dëkkool du ko jëriñ saa yoo déggee ne ñu ngay xeex am na ko def loo warul def. saa yoo déggee am na mer am na ko xamee dañ ko def lu ko naqari mais ñun waa Tëngéej dañu wax ne li ñu bokk ak Sénégal nañu ko séddoo mais li Tëngéej moom turam nekk ca carte d'identité nekk nañ ko jox Tëngéej jagleel ko parce que population Tëngéej ci convention Arusha daf ñu may tey ñu xam li ñuy décider ci Tëngéej naka la ak nan la ak ban dogal lañ ci am. que loolu ñun dañ koy topp foofu lay waxee état bi ne ko napp gi cosaanal Tëngéej la su demee ba napp du fa nekk ci an lan la fay nekk na ko Tëngéej am lu ko tax mu becc doomam ca laneen nekk ci leneen war a bokk ni Sénégal war a séddoo mu am ci cër am ci lu ko ci jëriñ mais pour ñëw ci napp gi waaye mooy politique bi dafa niir yokku teg réew na Sénégal boo koy seet ci bitim réew agriculture lay bootoo su duggee nag ministère de l'agriculture am na pàcc napp goo xam ne dafa ñu ko war a indil ñun waa pêche mooy li ma la wax léegi naka la ñu mën a waxee harmonisation texte communautaire yu UMOA ministère de l'agriculture am ay experts ñu waxtaan ci ba war a delloo ay texte mais ni contribution nationale te ñun waa pêche amuñu suñu penc moo xam ne pencoo nañ ko pour wax ca une question ngoon ministre de l'agriculture yoroon nañu tontu ci loolu beneen bi aussi mooy territorialisation des politiques publiques bi am nii du kenn du jege agriculture di wax waxi pêche kenn du jege pêche di wax agriculture mais ñun littoral bi ñu am muy les 718 kilomètres de côte dafay couvrir 23 départements ñaata communes ci nekk à part région de Dakar ji am 4 départements li ci des ku nekk 3 départements nga am ngoon ñun waa façade maritime bi suñu dossard bi ñu am dafa war a uyu soqali dëkk bi mooy tax ma wax foofu ne la war nañu fexe Sénégal am les chambres d'agriculture mu am pêche élevage agriculture ak centrale d'achat waxoon nañ ko bind nañ ko teg nañ ko di xaar mu dox lu ko fa téye nañu ministre de l'agriculture wax lan la parce que chambre d'agriculture mooy instance consulaire rurale bi articuler les politiques publiques aux populations dans la citoyenneté active ku nekk xam ci looy waxee ak fooy toog ak fooy pencoo. man ne damaa fa woon ni tey waxi ministre de la pêche la ñëw waaye finalement. ministre de la pêche jéggaani nañu ko seen problème rëy na da ngay indi parce que ministre bi dem bàyyi kenn moo tax ma ne la ñoom ñett ñooñu élevage pêche nañu déggee dafa ñu suñu chambre d'agriculture articulé ñu waaye pêche boobu nag li tax kay doole mooy ba Sénégal di Sénégal gisaguma kenn ku jaayu nag andi ko géej gisuma ko jaay saw béy andi ko géej gisuma ko jaay gerte andi ko géej et pourtant produit accord de pêche lañ naan financé waa béykat ak sàmmkat yi xanaa waa pêche bokkuñu naka nga mën a taxawee ba am carte éleveur te mënuma génnal carte pêcheur pourtant am na carte mareyeur femme transformatrice yi ñu ngi leen di laagal carte. yéen xaalisu accord de pêche yi rawatina sax xaalis accord de pêche union européenne yi nga xam ne nii chaque année bu ñu ko signé moom coow daawul jëriñ secteur bi. dama saa yu ma saa lee dégg ma wax nee naa suñuy jooy ngeen ëmb dem fa seen i jooy diñ ci jooyloo bi mu ñëwee nag temps yi jukki bi ñu jukkeegul mag yi day jukki ne li ñu andi woon joxe ko muy ay moteur yàlla na yokk jëm ci ay gaal ak leneen waaye loolu lépp nag dafa nekk na bu kenn nattal mbuba ci ëkk bàyyi nit ki le temps que ñu changé mool gi ba ya nekk mool mi ñuy may ak mool mi ñuy gunge. mool mi ñuy déglu la naka loo bëgg noo ko bëggee fu ñuy ànd ak yow mool mi ne leen nii laa koy defee nit soo koy boot di koy bu ci béréb dem ba ya bëgg a romb war na la okk ne la wàcc ma fii mool yi dañu war nekk ay entrepreneur ay producteur ay opérateur lu fi yomb dem jëlu bato bi nekk ci turu Cissé
bato ga teer jël jën ba yóbbu ko France jaay koppar yi des France loolu yomb na di wuute naa mool mi xew moo yette gaalam kay jël marché central loolu na dakk. waaw mais liggéey boo gis aussi dafa am patron am ouvrier yi am leneen est-ce que du napp gi aussi ci noonu rek lay doxee ñooy le seul secteur à dominance informelle. parce que foog mu am boromi gaal foog mu am boromi woto yi foog mu am mareyeurs yi nga xam ne ñoom. pour dimbali la ci li ngay wax. bu ma bëggee xam maay kan dama ministère de la pêche de. dañuy dem OIT xool nomenclature agriculture lan la génne mu génne ñu pêche agriculture élevage. Sénégal adhéré à la réforme de 2007 sur le travail décent. Cartographie des acteurs du secteur informel informel ñu am cadre sectoriel permanent des organisations de l'économie informelle et des principales familles de cette économie dont la pêche l'agriculture l'élevage et les artisans. tey bi ñu ko amee tey ñu ngi liggéey ak Haut Conseil du dialogue. yéen kon duñu leen boole ci artisans yi à part la. ñun am nañ pêche artisanale mais dañu am benn catégorisation boo xam ne néewuñ sa industriel néewuñ sax génn mbay semi industriel dañu ko war a parce que tey bu duggee port 100% armateurs sénégalais y a que les rougettiers ñeneen ku fi taxaw tubaab la moom wala tubaab la teg fii wala tubaab ngay àndal mais rougettiers yooyu kenn bindu leen ci code de la pêche moo tax itam bi mu ñëwee dafa doon xool naka lay waxee ak ñoom avant mu dem le 31 bi mu waxee octobre recevoir rougettiers yi dafa joxe ordre réviser leen code bi ngeen dugalaat ci rougettiers yi moo tax conseil constitutionnel day taxawaat waxtu may waxee ak yow ñu ngi yor draftu code de la marine marchande bi war a indiwaat tey économie boobu nga wax ak coppite bi am tey ci li am pour méngoo ak port yi nekk en extension méngoo aujourd'hui ak la politique de la marine marchande pour rentrer en fond et en forme dans l'économie maritime bi ngay wax léegi waaye booy indiwaatee napp gi dama la wax dañuy jógee subsistance dem commercial xam nga tey apport protéine animale d'origine halieutique. bu dul woon jën feebar bari moo tax ñu war a fexe ñun loolu ñu bëgg a teg dañ ko doon nungu apportu jigéen ñi ci biir transformation njëriñal jigéen ñi seen loxo ca kër ya ca géej ga doomi mool yaayi mool bàyyi mool dafa am ni ñu koy xàmmee la muy jëriñoo ca mool ngoon ñu bëgg aussi farine de poisson yi nga xam ne da ngay génne fële indi sa këyit dem commerce dem jaar APIX dem environnement ñu légaliser l'étude d'impact sans les mool sans la communauté sans le littoral bu ñu indil problème le Sénégal dafa adhéré ci ay convention de la sécurité alimentaire convention ak directive volontaire ñu ne santé bi dañ ko wékk ci jën ba waxaale océan forêt yi waxaale suuf si ak mbay mi ak jigéen ak góor ca tool ya dañ ko wax sàmmal ñu ko dañ koy respecté. dégg nga yuuxu femme transformatrice yi wax dëgg fa yàlla yuuxu bu daw yaram la wax ni seen liggéey la ñu am bëgg cee góorgóorlu ñu yaakaar ñu gunge leen ci waaye tey dafa mel ni dafa am économie bu bees boo xam ne nii ñëw na ci réew mi tamit muy industrie farine de poisson yi ñu yaakaar ni sax xëy na jën moo bari ba bokk li ëpp ñu def ko farine de poisson pour mala yeeg yeneen ak yeneen di ko dundee léegi loolu excédent amu fi quota bi moo yokku population bi yokku débarquement yi yokku parce que dañu am 22000 pirogues mais état bi moo war a jël 45 départements yi def ci 45 unités de congélation à plus de 500 tonnes suñ ko wëralee Sénégal tey fongalam ñi ngay jël jënu yaraax di ko lekk ñette biir Salamata ñu ngay lekk jën wu teer Ndar non suñu politique bi ñu leen def moo tax ma ne chaîne de froid yi nañ ñu wax fan la toog parce que 2009 ba léegi kenn gisul contrat études yi bari na voyage yi bari na te gisuñu ab chaîne de froid li fi amas néew mooy projet bi ñu yoroon jëlee woon ko Espagne par test yeggul 2009 ba léegi on se questionne ba fi may wax ak yow chaîne de froid yi nañ ko génne. yéen seen doole yéen acteurs yi eggul ci ngeen taxawalal seen bopp ci ay coopérative ci yeneen i. am nañu initiative coopérative li fi gën nag ñoo ko créé. boo demee immatriculation. FENAGIPES moo jëkkoon génne initiative ñuy périmètre gaal yi état jël ko si ñun yeggul. programme moteur yi génn barke démb bu ñu indi woon 5 milliards yi teg ko dañ koy def coopérative dana si wër plus de 5000 personnes parce que ba jëlee ku nekk nga may ko million. tey ji am nañu joxe këyit. fay seeni dépôt yóbbu CFAO yóbbu ko ci yeneen. concessionnaire yi amaguñu moteur. parce que subvention ba ñëwagul. waaw lañ leen war a donc léegi loolu beneen problème la que subvention bokkul suñu budget luñ fa teg loo xëy war na yegg kuy dépenser budget bi nga moom mais li xëy dañ la ko jagle dénkaane jox ko ñii ne yegg ca ñoom parce que kat kii gërëmaate mooy kii jot kii jooy am na lu ñu ko def loolu tamit nag su may jooy kenn du ko ëmb fa say jooy di ma ci jooyloo beneen bi aussi mooy le président dafa amul ku ko dimbali. parce que président ñi mu foog dañu koy dimbali dañu bari noonu
tey la ñuy def jubul président jubaliwul de moom ñi mu yor ñoo jubati. waaw mais muy sa suuf sax di ca leneen nit nag del dóore bu joxe ñu baree ngay fat kuy tooñ day yàgg yaa leen tooñ loo. mais Alaaji xam nga sañuñu xalaat ni sofantal nañu napp gi parce que ku ne xam na nu mu amee doole ci économie réew mi parce que nag bu yàgg ba léegi secteur pêche bi dañuy wax doole boo xam ne ni am na ko nu muy tirer économie bi yéen ngeen yaakaar ni gisoo leen ci seen bopp ci politique bi nga xam ne ni moom la ñuy doxal. du mën a dem mënoo yokk sa bopp ci poosub jàmbur mënoo yokk développement ci wayu jàmbur mënoo yokk dëkk it si xelaati jàmbur nañu delloo suñu bopp mooy lan nañu wëlbati tendance bi li fi am ci pêche artisanale c'est le seul secteur bu mosul am subvention te pourtant gaal yi bari nañ de kan moo xëy te gisoo jën marché béykat day leb xëy jooy ñu ne ko baal nañ la sàmmkat leb ku baal mool dara. te accord de pêche da ngay naan naat rek. accord mooy li ma expliqué moo tax ma ne nañ nekk ay béy yuuxu ca suufu lal ba ñoo rey parce que nag tiitaroo ñee di tiitaroo sago ba sago la yóbbu la àllaaxira di nga layoog li la waroon ak la nga waroon. mais est-ce que sago la est-ce que réel. parce que non c'est que Sénégal xam nga nee nga jën manqué wul te ñi ñaa ngi koy jënd. xam nga jaxase bi ñuy bëgg a jaxase mooy lan. bu ñu defaree ay kuréel ba nekkub dànk ñu bëgg ko yàq bu ñu defaree kuréel ba nekkub dànk ñuy joxe yeneen xelaat ci laneen ku nekkee tëb di ut la yo xam nga tey dañu ngeen mën a booloo wax ci benn kàddu. ànd nañ de juróom-ñeenti organisation maa ngi saluer le président Samba Gueye di CONIPAS qui est président de la FENAGIPES juróom-ñeenti organisation professionnelle moo fi am mu am organisation des mareyeurs bii général moo ko jiite bii Modou Fall moo ko jiite bii Thierno Mbengue bii Mbacke Faye xanaa ngoon yomb naa xam ne ki dem AG dugal xam ne waaye bu ñu bëggee nag fekk nag yow mii président Samba Gueye ñu bëgg laa romb dem jël keneen muy wax sa place c'est pas normal xam nga tey jii boo dëgg tey ñii li xewul tey Busan voyager dem taxaw. CONIPAS bi nga xam ne mooy conseil interprofessionnel. jóge ci loi d'orientation agro-sylvo-pastorale dem ba Busan booy questionner da nga war a oo un représentant CONIPAS mais boo andee Thierno Mbengue mu ne mooy président mareyeur du Sénégal Thierno Mbengue du président mareyeur il est président d'une association des mareyeurs est-ce que sax il fait l'unanimité de tous les Sénégal nañ dem diagnostiquer ko ba xam comme ne kan donc bu ñu bëggee indi ay partition di ko politiser day daal di indi ay problèmes c'est-à-dire qu'il faut que les gars ñu refuser ku leen tasaare ku leen politique man ci politique ku lay wax que kenn xamul ban parti laa bokk et pourtant ku yëngal fii loo yëngal ma dem taxaw ne la du fi am parce que man mi wax yow écologie laa dundee ba fi ma toog. jege forum social mondial ba fi ma toog lépp loo xam ne citoyenneté active dama ciy bokk na nit ñi bàyyi fàtte seen bopp mais amana tout à ta dimension di defee ne mën nga dund ci jooyi jàmm doo dem état bi nag pesum kanam lay doon duñu xuloo mais dinañ ko dimbali ba bu ñuy bootee xam fu ñuy wàcc li nga wax ni mu amee solo mooy tey war nañu am tout le littoral 718 kilomètres de côte préparer recenser mool yi pour le pétrole xool impact bi ci li nga xam ne dafay am cartographie des risques et des catastrophes. naka lañ koy xoolee. campagne sismique bi commencé nii ci géej gi su yëngalee naaxu jën bi day dem géej gi daf koy toxalaat ci beneen anam parce que xorom si jog na ci. montée des eaux bi jog na que dafa diis. mais Alaaji sañoo xalaat nii wala boog wax benn dëkkal ban dëkk la ñu ne xanaa sañu ñoo ne joxe nañu waaxi pétrole yi fan ko war a wuti jiyee te xooluñu li nga xam ne nii mën na cee doon loraange ci askan wi ci nit ñi ci ña féetewoo géej gi muy nappkat yi xanaa kay boole nañu ko ci impact environnemental yi étude d'impact environnemental. consultant bi ñëw defar livre def ko jox xam nga bu ko am sama teggin doo jël sama étude d'impact man di ko valider direction de l'environnement que jaaroo Tëngéej Rufisque offshore ak Rufisque offshore profond. waaw mais mairie Tëngéej. processus de validation étude d'impact environnemental day am aussi audience publique yoo xam ne ni danañu saafonte ak population yi xanaa def nañu ko. non bu gars yi confondre l'audience publique ak l'étude d'impact environnemental. audience publique composante la. merci mais audience publique amul je te mets en défi maa ngi wax mairie exemple Tëngéej. tudd nga Tëngéej Rufisque offshore ñaari sociétés yi bokkul. Total mu ngay ut offshore profond. Capricorne jëloon na fi ker na jël intervention pour pétrole wàcc ñëw gis pétrole muy Rufisque offshore décembre 2014. mook nga wax offshore. Tëngéej amul ba tey may wax ak yow
enquête publique bu doomi Tëngéej ñëpp toogoon na ca penc ma nee nañ nangam non consultant bi mooy def terrain bi ñoo fekk mool yi di wax ak mool yi di leen may ay kit ak ay kay ay non nekkuñ ci loolu. Nous voulons que la dimension environnementale ñu respecte ko parce que c'est une convention. Bien sûr ñu bëgg a wax que population Tëngéej ci la convention d'Arusha droit des populations ñu andil ñu ko ñu informer participer à la décision. Étude d'impact bi ñu fay def am na droit dénoncer ci ko fu ñu nekk parce que la lecture faite par la commission hollandaise andiwoon na problème à Saint-Louis sur l'étude d'impact. tey fan moo am pétrole fan moo am gaz. dañu jël fi am gaz ne pétrole jël fi am pétrole ne non dañu bëgg mu nekk un impact qui part de Saint-Louis jusqu'à Kafountine. sur l'Atlantique 718 kilomètres de côte. parce que li ëpp sa ñun mooy la migration bi tey waxtu ma yow migration bi am mooy jën bi jóge sud jëm nord jógewaat nord jëmaat sud te boobu si la ñuy dépendre di ci dundee tefes yooyu tey jii bu amee benn goutte ci biir ci tefes gi est-ce que am nañu ay unités d'intervention de lutte contre les catastrophes et les risques alors que dañoo am ay plateformes de lutte contre les catastrophes jàkkaarloo ak géej gi bu pétrole bi ne toq daal mu am ay yoo xam ne jël déversants yi dem lutter ak moom téye ko bu tàkkee ñi fay ci ko ay sapeurs mineurs formés par l'école maritime. ah pourtant ñu ngi fàggu de gis nga jënd nañu matériel de guerre yoo xam ne nii pour fàggu plateforme yi la mais léegi waaw léegi xam nga Alaaji Mamadou Diop Thioune ah vraiment ñu ngi rafetlu sa teewaay parce que c'est important ñu waxtaanee en profondeur li nga xam ne ni mooy secteuru napp gi bu ñu jàppee ci li nga xamante ni yàgg na fay am parce que napp yi nappkat yi ñu ngi wuti jën depuis plusieurs années di gën di sori mu mel ni ki kon jën mu ngi gën di raar ndax ñu ngi gën di sori bay dem jéggaani ba Mauritanie ba feneen di ko wuti ba biir géej fu gën a sori parce que dafa amoon jamono accord de pêche ak Union européenne taxoon na ñu ne jën yi ci boor yi waax bi day mënatuñ cee jot ndax gaal yu mag yi finalement ñu ngi jël lépp wala boog dañuy jël ba jël lu ñu warul a jël donc problème bi xëy na tàmbaliwul tey ak pétrole bi bu ñu saafarul woon loolu est-ce que du loolu mooy sooxe ba tey ji nar a yàq lu bari ci napp gi. d'abord réforme code de la pêche yi fi la mu fekkoon bi ñu jëlee code 94 96 indi 98 mais dafa am application bu ñëwul du leer ci bopp nit ñi accord de pêche Sénégal Union européenne amatul Sénégal mu ngi ci biir accord ICCAT bi. zone exclusive économique bi moo daan joxe war koon joxe tant que amul excédent COROD gi ko war a def juróomi at yi passé COROD amul budget COROD liggéeyul accord Union européenne bi ñuy def mën nañu ko dénoncer parce que accord bi amul évaluation scientifique de bonne foi parce que COROD mi ko waroon def liggéeyul est-ce que donc le thon amul excédent bu ñu pêché est-ce que li ci am lépp xam nga ko. amul benn contrôle. bon est-ce que mën nga ñëw di jël thon ñu am ay unité conservation fii ci Sénégal ay conserveries te doo exiger un débarquement à local ngoon créer la du chômage non dama ne président mënu wax ne day créer emploi yéen ngeen di créer chômage mënul nekk unité yi fi nekkoon dañu war a exiger débarquement bateau fi am contrat war nga débarquer au port de Dakar mais juróomi at yi passé waa port kenn liggéeyul woon. parce que bateau yi ñu ngi jàpp. ni ñu ko nappee noonu lañu koy ni ñu koy nappee noonu lañu koy yóbboo. à l'état donc même si condition de mariage warul demee noonu beneen bi ci def mooy bu dara jar ci àddina lekk lu neex tey ko sóora ëllëg nekk ci loxo yi du dëgg nga ne da nga koy soutenir xam nga li am tam mooy bi ñu defee accord illicite Macky Sall bu mu ñëwee dindi ko organisation internationale yi toog tey ca Espagne di xeex pour le requin dañ ko dal di gërëm décorer ko. donc bu ñu ko décorer tey xëy di ko saagaat ngoon ñi mu liggéey loo nañu liggéey bi chinois yi fi ñëw ñu bëgg leen ne dañuy yor ay licence nañu dindi licence yi ba mu set wecc moo tax ma ne ministre bi ñëw foog mu defaraat allocation licence yi ku ko warul am na fi jóg parce que loolu ñu bindoon ñun si Greenpeace ne arnaque des côtes africaines tonnage fraude sur tonnage yooyu gars yi li ñuy déclaré li ñu capturé est-ce que nekk na. bu ñu débarqué wul moom lu leen neex la ñuy déclaré boo jëndee ay armes te amoo fetal gi ku ko tiiree lu tax dañuy yokkaat personnel état ministère bi moo amul personnel amul inspection yi amul poste de contrôle amuñu personnel de base surveillance bi fi nekk yi nañ ko jox matériel am je salue au passage le colonel Ndiaye. li ñu amas néew ñu ngi koy mais dama ne nañu renforcer surveillance bi renforcer ANAM et pourtant amul dara loo xam ne war nañ koo liggéey ci économie maritime lu ANAM liggéeyul ba tekk di xaar
ñun ANAM moo ñu boot yóbbu ñu OIT defal ñu charte ñu bokk ci maintenant sur les travailleurs de l'économie maritime et de la pêche. ANAM bi navigation maritime nekk ci convention yi. ANAM mu ngi ak ay modules de formation des capitaines et des seconds moo tax ñi doon napp ca nag ñu waroon napp ba yàq napp gi tey ba tey mu dal leen ñuy uti fu sori suñu toppoon code de pêche bi ku topp code marine marchande bi du demee noonu tey ñu am nag bureau placement des marins ku fi andi contrat booy embarqué nga embarqué marin Sénégal mënul nekk nag nga dem gaal goo xëy ñëpp tubaab ñëpp xonq ñëpp chinois. jël suñu jël yóbbu. waaw te loolu mu ngi fi am. waaw mais dafa dul yoon. waaw moo tax il faut que ñun ñu plaider def plaidoyer bu mel nii pour que président dégg ko tegalaat ñu ministre bi aussi. ñu bañ di ko wax la amul ministre bi war na wax ci chaîne de froid bi ñu génn 2009 ba léegi ñu wax ku ndax yeggul chantier yi nekk en cours muy centre de transformation yi di quai de pêche yi nañu ko parce que mën na ay centre de transformation yi jël mi ñu jox ko ay farine de poisson. ngoon ana rôle jigéen ñi que jigéen ñi ñu ngi laaj décret ba xëy ba tey seen carte bi génnagul dama wax ne nañu restructuré waat doxale ko dans la transparence loolu mooy taxawaay bi nga xam ne moom lañ doon doxee dans la coalition bi nga xam ne dañ ko teg. dans le secteur de la pêche. moo tax initiative yi ngay wax. saa yu jógee nag wax jot ñu war a wax mool yi acteurs yi jóg nañu wax jubbanti saa nga dégg mais bu doon saa yi ñu meree tali yi fees oto du daw. déedéet yéen kay jël leen seen gaal rek tëmbal géej. yéen kay bàyyi leen sant yàlla ndokk bi nga xamee ne. yéen kay bàyyi leen tali bi suñu waxtaanu pencoo moo ëpp ci secteur yi. pêche am na CLPA gouvernance locale. pêche am na syndicalisation locale muy CLP bi qui défend les intérêts de la pêche. pêche dem na def police locale CLPA tey ñooy tax def ay arrêté dans des conventions locales pour que bu ñuy teree ñu teree ñëpp nga xam ne tere nañ ñëpp parce que ñoo ko décider seen bopp bu ñuy aaye ko ñëpp bu ñuy bëggal ko ñëpp loolu ndimbalal sa bopp sa biir la ñu mën la dimbali ci biti c'est un progrès. donc li ñu naan déggali am bokkul nappin gu bon ku ko def sa dëkk dina yàqu ko dem dëkku jàmm bu ko fa def ñu jàppale Mauritanie c'est un état souverain. Dans le cadre de la grande commission ci accord de pêche bi le protocole boobu ñu reconduire xam nga loo fay fekk. le protocole de pêche kese c'est un protocole qui rentre dans la grande commission mixte agriculture pêche et la mooy yow bu ma ñëwee du ay jën ci sama protocole pêche ci gaal am nga droit Sénégal ne leen protocole bétail seen i chameau seen i béy bu noonu lañ ko war a waxtaanee. man dem naa Mauritanie 22-23 dans le cadre du comité dialogue social d'appui de l'aquaculture la Mauritanie fait partie intégrante du comité. OIT sur le travail décent convention 190 mais bu dul commission régionale de pêche ñoo Mauritanie amul fenn fi ñu daje ci loi la Mauritanie ni Maghreb la Mauritanie ni IMOA mais la Mauritanie est un pays souverain. qui se détermine selon son idéal politique. donc Mauritanie. mais ñi fay dem xanaa dañoo xamul ci loi yu ñu tënkoo parce que Sénégal la waxee yow. am na ñuy dugg Mauritanie ci contrat mais gaal gi bu jégee nee njaago nekk Mauritanie waaw gaal goo xam ne Mauritanie lañ koy identifier. gaal gi Cissé Mauritanie waa gaal goo koy Mauritanie la. mais nga ne ma Modou Diop Thioune mu nga ca gaalu Oumy Ndiaye ñu bind ko matricule du jéggi dañ koy jàpp pas seulement ko fay jëlee. une pirogue immatriculée à la nation appartient à la nation à laquelle elle est immatriculée bu gars yi def topp sa bëgg-bëgg ne man nii lañ may xoolee ak nii laa bëgg koo duñu ko def état dafa am souveraineté la Mauritanie est un état souverain ba ñu defee protocole ba léegi mënuñu appliquer c'est parce qu'il nous faut mettre en place une commission de suivi. et puis application bi dafa dépendre aussi sur les taux de débarquement à déterminer ci kay yi ñu jëm donc boo ma joxee accord de pêche ne ma da nga koy napp waaye boo jegee Dakar yaa ngi ma koy wàccil Bargny joxagoo ma accord bu leer un accord da ma koy jox ma débarquer ko en quota de leen sama dëkk mais débarquer tout à Ndiago yebaat ko Ndiago dugal ngeen di wax jaay en mareyeur seen i guichet ngeen def nga le Sénégal doit créer des guichets bu ma ko fa wàccee d'accord waaye auto Mauritanie bu jéggati Rosso doo jaay. maa koy jaay jox la njëkk jël li ma ciy jël parce que soo demee Mauritanie doo jënd directement il faut nga jaar guichet keneen na koy jënd donc il faut que les choses soient claires il est bon de faire la diplomatie mais nañu bàyyi aussi la diplomatie traditionnelle culturelle et culturelle rentrer en jeu parce que naar bi am na géej am jën mënul géej Sénégal yi mën géej xam géej am gaal bëgg a jën fa lañ dajee kii bëgg te mënul ak kii bëgg te amul foog ñu booloo. Canaries c'est des opérateurs ay licence la ñuy liggéey ci ay sociétés yi nekk fële ci farine de poisson naar bi joxul ay marché ay quota la encaissé tey dañuy signé ak chinois bi jël seen commune ñëw Dakar signé loola yow defar gaal tëmbal say mool yóbbu la bu ñu la 30% sa 30% yi si ngay fay mool si nga koy dundal si ngay joxum naram nga ko te boo dema 10 tonnes par jour
soo wàccee 6 tonnes di nga jot a 4 tonnes mottali ko de loolu du risque. moo tax ma ne ñiy dem Mauritanie nit ñi ñëw ñu wax leen nañ fay demee ak nañ jaar ko dans la voie légale et dans le cadre de la commission de suivi. En Mauritanie nag les fédérations professionnelles xamuñu lu may la CONIPAS li ñu reconnaît parce que ñoo bokk ak moom accord bu ñu signé dans le cadre de ce que ñoo ko signé woon en 2009 accompagner état bi. bi ñu ñëwee nag yóbbuwuñu ñu boole ñu si ñu bàyyi leen ñooy men duggaat nañ fa ci commission dialogue social bi nga xam ne OIT moo ñu encadré ñu dem liggéey fa liggéey pour jox ko CONIPAS mu def le suivi ngoon kulli ku ci bëgg a liggéey demal nga bokk si sa kuréel te CONIPAS buy liggéey day jël kuréel gi yëpp nga waa Ndar def AG tànn ñi leen di toogal ak nañ koy doxalee mais du commission yi ay nit koy approprié na ñooy commission bi que non commission day am état de lieu mu am transparence am évaluation ñu xam kan ak kan la. Alaaji yow foog nga dellu siwaat ñu gën koo yaatal ak gars yi xaw ma ministère bi nag kuy ñëw xamante ngeen danañu fexe jotaay boobu ñu am ko bu ñu dellu siwaatee ci lu gën a terre à terre ci ñi nga xam ne ni ñoo tax ñuy wax muy nappkat yi ñi nekk fii ci boor ci waax ci Soumbédioune ñu nekk ca Kayar ñay tëmbal seen gaal di ko wuti lu mu metti ñoom ñoo koy wuti mais ñu yëkkee ci femme transformatrice yi est-ce que quand même métier bi tamit évolué na ba ñu war a toll ci li ñuy wax chaîne de valeur c'est-à-dire que mën a jëriñoo bu weesoo biir réew mi sax ba ci exportation ci li nga xam ne ni moom la ñuy defar ndax métier mi évolué na méngale nañ ko ak jamono ndax bu dee lakk jën la keccax ak yeneen ci méthode yañ ko daan defee boobu ba léegi wut fu ñu ko def taal wis suuf géej ak est-ce que transformation ci loolu la war a yem ba léegi wala évolué na. transformation bi dafa évolué maa ngi saluer waa REFEPAS ñoom Aji Faat Faye mariés yi nga xam ne soo jëlee par exemple si waa port jën boobu nga gis ni si jigéen ñi liggéeyee ba jël ba am di fay seen i bourse doom di dundal def ci habitat macha allah di nga comprendre gars yi ñu ngi évolué nga dem ci lakkukaay bi pencum Sénégal moo fi indi prix de la femme pencum Sénégal moo fi indi prix de la femme parce que prix de la femme xaalis bi ñu ngi ko jëloon ca biir accord de pêche di ko joxe ca Sorano mais tey jëkkatuñu di saxati non dañuy liggéey da ngay xëy liggéey ba pare sangu dem doo sa oto dem ñu ngi ci ay centre de amélioré tey mën naa la jëlal jën bi en biodissécation rocc li mu ciy rocc def ko ba pare weer ko mu wow ma def ko sans pause que du xeeñ biodissécation jël jën bi dindi lu ci de jox toggaloo la ko la cay valeur yëpp feeñaa ca cin la am nañu savoir bi ça il faut saluer la mémoire du professeur Maguette Ndiaye Laye ak mag ñi nga xam ne lañ nekkoon lañ kalaan la ñu yokkaat jigéen ñi ak seen jigéeni Maroc ak jigéeni Afrique dañuy daje ca COMAFAT commission de la convention des ministres des ressources halieutiques te lëkkale Afrique fa gars yi signé tey commencé formé yoo xam ne dañuy ba jigéen ñi ay industrie lañu war a am léegi ay unité de production. war nañ cee yegg. fa lañ jëm mais ku leen koy jox ba financement tàmbale ren nga bi passé nga monsieur dégg ñu nga Sorano di jox jigéen ñi pêche yi que lañ leen jox matewul lañ leen bëggoon parce que jigéen ñi ku leen jàppale pêche dafa am. kon xaw ngeen a ñee chaîne de transformation yi nga xam ne ñu koy mettre en place ci wàllu agriculture pour transformer les produits locaux ak yooyu. waaw est-ce que léegi ñun waa pêche ñi bu ñu dégloo ñu posé leen une politique d'implantation des est-ce que da nga gis jën bu ñu tuur chaîne de valeur bi moo jegee quai de pêche maa ngi jëm directement département éclatement central d'achat yi may jël jën foo dem taxaw reconditionnement mu dem foo gis yàpp gis fa jën gis fa légume dañ tax ma couvrir 557 communes en infrastructure de pêche conditionnée réfrigération glaçage ma stocké le tout de suite 100 tonnes par jour dans chaque commune nit ñi di ko lekk di ko naan mu am nag application sur le bobé ku demul géej sax di nga gis jën parce que mu ngi tax sa kanam ñuy war la ko peesal noonu nañ ñu déglu. non góor gi wax nga dëgg man unité de transformation yi ñuy def. ci agriculture rek laay dégg ñuy wax. mais non bu et puis agriculture jotuñu ko. unité de transformation booy dugg Ndar unité yi ñu fi indi woon ci projet yi ba léegi dañ ko pàccoo ba pare tëj ko noonu ana camion yaa ngi koy gis mu yàqu kañ ko jox te kenn. waaw te Sénégal ak ni mu toll usine jën di tëj sax man daf may jaaxal sax léeg-léeg. c'est parce que aujourd'hui les profits n'ont pas plus de valeur que sunu àddina bii di dogal yoo xam ne ki ngay jox di ko jëriñ sunu dund faalew ko ñun nga fonkal ñu sunu dund moo gën dama ne kenn koy jox mu di yor milliard jox ko junni yoo xam ne ñu yor ku nekk 100 000 la gën parce que dañu yëndoo ku nekk ndoo dama ne jën bi mën nañ ci doon bu fekk am nañ gis nga li ngay dégg si coole nañ ko bàyyi su fekkee ne tey am na tey débarquement yi nga xam ne dañ ko privilégié di ko stocké mool yi boo nee sortie yi nii lay tëddee nga réguler ko xam nañu campagne bi nii lay tëddee
mais ku mu neex nga napp ku jóg napp fu mu neex waaye mu napp ku neex waaye nga indi lu la neex bu yàggee mu tasaaroo. dëkk la bu amul déet wala dëkk waxee xale yëpp rey nañ leen doo am tabaski déwén. secteur bu gënoon a touché la ci xale yi rocceeku di daw di dem wuti leneen bu ma jëlee waaxu Soumbédioune bi lu tere gaal yi tàbbi ci programme mu pirogue fibre de verre yi lu amal njariñ secteur bi la wala du priorité. suñu priorité gis nga fibre de verre bi ngay dégg nii en 2009 31 décembre je parle sous le contrôle de l'opinion sénégalaise Samba Ndiaye mu may dégg ba ñuy def proposition fibre de verre acteurs émergents yi ñooy les Sénégalais yi jege Sénégal dem Bissau dem Conakry dem Sierra Leone directive ba ñu doon génne ca UMOA ne na am traçabilité sanitaire ci produit pour ñu mën ko exporter jënu coof boobu 85% du Sénégal li nga fiy jege mu ngi jege ci pêche artisanale ñi sa ëpp mooy pêche glacière bi tudd comité glaciaire bi ñu tuddee tey acteur émergent de l' entreprise pêche ñooñu nga gis ñoo defoon produit bi defar ay gaal def mool ñu bàyyi ko fi li nga ñuy andi est ce que méngoo na ak li nga xam mooy sunu nature de pêche que li ñuy andi mënul tax gaalu dénk jox fi waxtu may wax ñu ngi liggéey ay gaal yu dénk di ko envoyé Mauritanie parce que sunu nature géej taxaw ni mu laaj am na poids yoo xam ne ci fii laa tourné fibre de verre yi mënu ko. méngoowul adapté wul waaye nag du ma ne baaxul. am na sécurisation flottabilité ak navigabilité waaye nañu bàyyi aussi ñu waxee ni ñu ko bëggee ngoon bu ñuy jàppalee. xanaa ba nu koy móol bokkoo leen. ci non privé bu ñu móolal la andil ko mais daaxul mool mi def móolam ba créer coopérative am war a jënd léegi nañu xool est-ce que privé bi dañ koy subventionnel au profit de maintenant mu jël ko au grand dam des acteurs est-ce que dinañ jox acteur bi subvention bu tax mu jox nawleem moroomam li mu bëgg que du ca sonn. góor gi Sirne kat du privé nag Sirne bi nga xam ne moom lañ. non Sirne c'est moomuñu gaal gi. je le défie na andi mool bi na ma andi projet bi. moomuñu gaal gi de. non man je fais partie de la cellule de redressement des industries. que Sirne bokk na ci biir ñoo bokkoon benn immeuble yu toog ñun ñoo doon xelal lu ñuy defal gaal dama ne waa acteur émergent ñoo andi benn mool mu nga fële taxaw ca par des balises. que gaal boobu moom méngoo li ñu bëgg parce que ñoo ko mool ci ni nga xam seen gaal la ñu fa réformer modernisation des pirogues dama koy topp ci Afrique de l'Est depuis Maroc jusqu'à Angola problème bi ma la wax ni ci comité dialogue social bi yàlla def ne maa nekk au niveau du comité dialogue social pêche aquaculture. di liggéey ak ANAM. loo bëgg rek ANAM moolal nañu ko ci pirogue ponté non ponté ANAM dafa jël kayit gu weex ñu war Sénégal dem ci charpentier bu nekk wax ak moom la mu wax ñu ànd di que ne yaa wax li mu ne waa ndax nii la mu ne naw lay nii la ñu bind teg ba mu mën sëkk ñu monté dossier boo xam ne mu nga ca ANAM defaral ñu. waaw ANAM dañoo mënul wax nag ñoom tamit. non xam nga ANAM agence la boo xam ne vraiment dafay contribuer. léegi waaye mokk mu xaaral bi nag moom. non non léeg-léeg nag baax na ñuy wax di partage bi waaw ñun sa déem comme ñun ñoo am ñoo soxla sa déem. xam fi déen gi nekk nañ dem ca gësam garab gi nañ dem ca ministère bi mu jox ANAM li ñu koy laaj ANAM jox ñu ko ANAM pourtant annoncé na information bi tey. kon ma jàpp waxtaan bi di nga fi dellu si. ministère bi danañ leen fi woo ANAM danañ leen woo. léegi nañ jël li ANAM moom parce que la sécurité ANAM moo ko moom. la surveillance direction de la surveillance. gestion des ressources nag nañ koy bu DPM. Mamadou Diop bu ñu confusion yi rek mu jeex tàkk. sëriñ bi jërëjëf. merci beaucoup waxtu wee xat waaye am na solo trop sant nañ la gërëm nañ la. pêche bi danañ ko gën a bàyyi xel aussi ci jotaay bi. ndax l'économie réelle du pays lañ wax te am na ci solo. bi nga xam ne mbéy mi yàqu na daal ñëpp nekk nañu ay mool. di mbéy mi yàqoo ñëpp nekk ay mool. non yéen dutuñu 600000 nag bokkatoo leen ak 600000 léegi 1974 mais économie maritime ngeen bokk. ok léegi nag ñu nga pêche économie maritime mais 600000 emplois néewtuñu ko ñu ngi ci 2 310. jërëjëf ci 22000 seen jotaay ECODER ba àjjuma bi ñëw incha allah.